yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Hissène Habré mi faatu démb la mboolem yéene kay ñu xëyndool xëy di ñu tàggee ubbi l'Observateur moom jiital Tchad la woon journal bi nee na ñu démb ci la faatu ci hôpital principal bu Ndakaaru fa la faatoo ci juróom-ñaar fukki atam ak juróom-ñeent coronavirus bi moo ko yóbbu journal bi jële ci ne combat bu mujj bi mu doon xeex diggam ak coronavirus bi da ko mujj ñàkk kilifa yi jiite kaso yi ci réew mi di direction administration pénitentiaire di leeral ci xët mu njëkk la mandaane feebaru covid-19 bi ko yóbbu moom Hissène Habré feebar ba dalewu ko ci biir kaso bi ministre de la justice garde des sceaux di maître Malick Sall dolli ca di leeral ne ay fan ci ginnaaw Fatim Raymond Habré di jabari ndéem si yàlla Hissène Habré moo leen ne woon Hissène dafa feebar ba tax mu ñaanoon leen ngir ñu may ko mu yóbbu ko entré ji ko ci clinique privée boo xam ne moom soxna si moo ko tànnalan boppam ministre de la justice di maître Malick Sall ne malheureusement ca clinique boobee mu entré woon fa la jëlee corona bi source waa nañu clinique ba clinique Cap la nekkee ca boori kasob Cap Manuel ba ñu ko tëye woon bi ko wopp ji dale ci lañ ko jëlee évacué ko hôpital principal bu Ndakaaru service réanimation foofee fa la faatoo la Sénégal bind ne ki ñu tudde woon l'homme fort de N'Djamena covid-19 bi yóbbu na ko Le Quotidien ne ko xeexkat dëgg la corona bi yóbbu Vox Populi feelu ko ba bind ci xëtam mu njëkk ne nit ku xeex àddunaam yépp a jeexal démb ci la faatu fii ci Ndakaaru jabaram di Fatim Raymond Habré yéenekaay bi nañu bi mu déggee kilifa yu réewum Tchad ñu ne mën nañoo yóbbu Hissène Habré ci réew mu suul ko waaye fa la ñu yem kenn du ko defali hommage kenn du ko delloo njukkal ci la defee ab communiqué tontu leen ne leen doy na sëkk ñun famille Habré laaju ñu leen dara te it soxlawuñu seen dara Hissène Sénégal gi la faatoo fi la ñu koy suul réew mi Quotidien nañu fii ci réewum Sénégal fi la ñuy fàkkal Hissène Habré kërug dëggam Les Échos nañu waaye xalaatub denc Hissène Habré fii ci Sénégal ñaari soxna yi mu bàyyi ginnaaw moom Habré bokkewuñ ci xalaat te bu ñu lijjantee coow loolee bu nuppi nag des na leneen coow mu di moom Hissène Habré ba mu jiite réewum Tchad ñi loru woon ci ak nguuram te yónnee nañu leen indemniser comme que ki leen waroon a indemniser faatu na léegi kan moo leen di indemniser maître Amadou Ali Kane di tontu ci biir yéenekaay bi nee na moom jàpp na ne waa Union africaine ak waa Union européenne ñoo ko war a def maître Assane Dioma Ndiaye di avocat bi sololoon victime yi ab robb ne ñu ci biir l'Observateur loolee di indemnisation gi du doon problème faatuk Hissène Habré mënutatee ñu indemniser victime yi moom mi ñuy topp di ndéem si yàlla Hissène Habré la Tribune mi ngi laaj nan la ñu ko war a jàppee ab héros wala safaan wa Soleil national xëy dellu si moom ci ak dundam ak i jaar-jaaram ba wax ñu ne am réewam di Tchad kilifa ya fa nekk seede si ñu def jëmee ci moom ci homme d'état gi mu doonoon ci lañ ko gën a jëmee ka ci way wu ñaaw wañu koy bàkke Sud Quotidien mel ne ku xëy di ko tàggu adieu el guerriero mooy li journal bi bind ci xët mu njëkk ci xët mu njëkk Source A Alioune Ndoye mu ñu toroxal moo fa nekk du samay wax Mamadou Wane moo ko wax moom Alioune Ndoye yéenekaay bi nee nañu dafa demoon démb unité 19 bu Parcelles Assainies doon jaale ji waaye yëf yi wex na ko xat ne jàppante na fa jàppante bu rëy ak kii di Mamadou Wane ni ñu ci yéenekaay bi Alioune Ndoye dafa jàpp ne fu ko neex mën na faa dem te du yëglu man nag mayetuma ko mooy tegub tànkam Parcelles Assainies te du yëglu te maa ngi interpellé Aminata Mbengue Ndiaye ngir mu arrêté Alioune Ndoye ci Les Échos ba tey moom Mamadou Wane ma nga fa yàq musiba ak mbelengaan kii di Alioune Ndoye nee na Alioune Ndoye fuuy na Alioune Ndoye yëg na boppam Alioune Ndoye respecté wul doomu aadama Les Échos nañu waaye loolee mu wax yépp moom Mamadou Wane ndaw ñiy jàppal tànk parti socialiste di jeunesse socialiste weddi nañu ko ba xam le ne li xew démb ca Parcelles Assainies Serigne Mbaye Thiam ak Amadou Ba ñoo nekk ci ginnaaw loolee nañu dellu ci l'Observateur ubbil yéenekaay bi xale bu jigéen bii di Dieyna Baldé di ki fi accusé woon Diop Iseg mbiram viol ba yoon am ci yoon moom xale bu jigéen boobee yéenekaay bi nee nañu tuddati nañu ko ci leneen coow lu na xaw a demee ba tax na ma nga ñu garde à vue waa division spéciale cybersécurité ñoo ko tëye rappeur bii di Bril Fight For di Djibril Mbaye Fall moo ko porté plainte libération nañu tuumay sàcc téléphone jàmbur jël ca loo ca warut a jël bu noppi di menacé ne da nga koy siiwal loolee la ñu koy toppe moo ko frère am ba tax na ñoom ñaar ñëpp ñoo nga ñu garde à vue police. NSIA santé famille Werwerle savon de Marseille Alphé Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop déodorant Malaysia UMO cuuraay raktak bi rëy yooyu FM coowal ndox meeg àll beeg yorin wi ci kaw gi ndox moomee résiliation di ak dogo diggante nguur gi ak Aquatech ministre Serigne Mbaye Thiam dàqul xalaat bi jokkoon na ci ak ay boromi xam-xam ci wàllu yoon di conseil juridique am ngir ñu xool rek la cay njëriñu askan wi ci boobee contrat leneen lu mu waxtaane ak sunuy naatango yu télévision Futur Média ci émission déclic bi ak TFM mooy wàllug collecteur bu ànd beeg yàggaay état baa ngi ci taxaw ngir kon changement yi ci wàllu woowu ñu ngi ci jéego yu njëkk yi ngir kon daal di ko soppi waamee gi ak manifester yi ñi ci loru ci banlieue bu Ndakaaru Abdou Karim Sall ministre environnement la mu gis mooy ay opposants di politiciens yu ne ci ginnaaw di ruux askan weeg yeneen mu ngi ko xamle ci ba mu demee nimmiku ji yenn ci goxi commune Pikine moom jëwriñ ji Hissène Habré fii ci Sénégal lañ koy jébbal boromam incha allah njaboot gi ñoo ko bëggee ni ci communiqué bu avocat soxna Hissène Habré fësal loolee ginnaaw bi réewum Tchad ne noppi na ngir ñu denc ko fa waaye xibaar yi ci kàllaama wolof
ak Alaaji Assane Gueye asalaamaaleykum El Hadj. waaleykum asalaam Georges maa ngi lay ziar ñëpp ñoon rek RFM di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak coowal ndox meek lu jëm ci wàllu waa kaw gi nanu koy dundee ministre bi ñu dénk fànn woowee Serigne Mbaye Thiam dàqul xalaatab dogo ak ñi nga xamante ni ñooy Aquatech ci wàllum contrat bu ko laajee ngir njëriñal askan wi loolee mu ko xamle bii ak TFM ci émission Déclic wàllu collecteur bu ANIT ak soppi gi ñeel boobu collecteur wax na ko moom jëwriñ ji waamee gi ak manifester ña ca loru ca banlieue bu Ndakaaru Abdou Karim Sall ministre bi ñu dénk wàllu environnement la mu gis mooy ay opposants yu ne ci ginnaaw di ruux ak yeneen ngir indi fitna mu ngi woon moom jëwriñ ji ci bërëb bi nga xamante ni mooy yi ndox yi nangu doon xoolal boppam boobu tolluwaay moom ministre kon ni ñu ko waxee dafa gis ne opposition buy manipuler la Hissène Habré fii ci Sénégal lañ ko fas yéene jébbal boromam incha allah bataaxal bu soxnaam avocat bi fësal ko avocat soxna si moo xamle lu ni mel ginnaaw it ba kilifa yi ci càdd ne noppi nanu ngir ñu denc ko fa waaye benn sargal duñu ko am jëmee ci kilifa gi soxna si la mu gis mooy bis du ñàkk waa càdd xam taxawaayam moom Hissène Habré fileeg boobu nag ak jaar-jaaram ak njàmbaar la mu taamu mooy ñu daal di ko denc fii ci Sénégal moom soxna si noonu la gisee Sénégal suufas diine l'islam ci technique bi Abdoulaye Diop. yorinu ndox mi ci kaw gi ak jafe-jafe yi ci wàllu assainissement loolu lépp bokk na ci li Serigne Mbaye Thiam ministre bi ñu dénk wàllum ndox mi waxtaanee biig ak sunuy naatango yu télévision Futur Média ci émission Déclic moom Serigne Mbaye Thiam lu jëm ci wàllu Aquatech ak contrat ba boobaak léegi ngir ndox mi ci kaw gi dàqul xalaatub ak dogo diggante nguur gi ak boobee kër bu fekkee laaj na ko lépp ngir njëriñal askan wi bu dee mënatunoo remplir li nga xamante mooy contrat bi ci fànn woowee jokkoon na ci ak conseil juridique am collecteur bu ANIT dinañ ko daal di soppi ñu déglu ko moom jëwriñ ji Serigne Mbaye Thiam ak Makumba Bey. dama cee indi ay conseil juridique ñu xool contrat bi seet lan moo ci wareefu Aquatech lan moo ci wareefu état Sénégal parce que Aquatech aussi dafa commencé woon di wax naan état Sénégal lii mu waroon def ak lii defu ko. donc ci loolu la ñu nekk fi mu nekk nii waxaat naa service yi encore ñu xaymawaat lan la ñu wàccoo ak li ñu waxoon ak li ñu wàccoowul te loolu su paree dañu jël dogal pour seet nan la ñuy taxawee ak ñoom. mën naa àgg ci résiliation contrat bi. waaw mën na cee yegg parce que loolu ci prévoir nañ ko ci contrat bi gënaluñu nag ñu yegg ci résiliation parce que dana am impact bu muy am ci réforme bi mais su fekkee ne war nañ faa yegg dañ fa yegg pour ci intérêt ñëpp. collecteur Fann Hann bi lan moo ci mébétu gouvernement bi. juróom-ñaar fukki at la am ñu gis ne am na ay toj gis nañu sax ci boori HLM ay kër yoo xam ne yii dañoo màbb ci tuyau boobu président de la République waxoon pour ñu changer ko ñu renouveler ko léegi def nañu marché bi ba pare ba attribuer ko entreprise bi nga xam ne mi ngi koy def mi ngi fi mu nekk nii di def étude technique yi te li nga xam ne moom la ñu jàpp mooy ci mois de novembre incha allah liggéey bi dana démarrer mais liggéey la nag buy durer ndaxte ay booru avril 2023 ci la liggéey bi war a pare parce que liggéey bu am solo la parce que du collecteur bi rek mooy tuyau bu mag a mag la boo xam ne bi ay mètres la ñu moom la ñuy changer waaye dañ cee boole tamit téeméeri kilomètres réseau assainissement yoo xam ne yi day dem ci tuyau bi. ministre Serigne Mbaye Thiam nekkoon ganu télévision Futur Média ci Déclic bi ak Dieynaba Seydou Ba soxna Ndeye Fatou Niang Marie-Louise ak Makumba ñu wéy ci xibaaru suba seeg RFM ak waa Meggi ci banlieue Ndakaaru ministre environnement Abdou Karim Sall moom la mu gis mooy coow li fitna gi du ñenn ñu mooy opposition buy manipuler ci gis-gisam ngir def mbir mi yëfi politique ca demee wu ni mu ngi woon doon xoolal boppam tolluwaaye googeeg waame ci commune yu département bu Pikine Ndongo Ka. ministre de l'environnement ni rafetluwul nag way manifester yu ñu gis nag ñu daal di génn fan yi ñu génn di ñaxtu nag jafe-jafe yi ñuy dund nag ndax mbënd mi Abdou Karim Sall jàpp ni ay nit ñu instrumentaliser ñoo doon amal nag lu nu mel. ñoom ñooy manipuler xale yi ñu wàcc baare ay autoroute kenn musu ko gis des pays développés yoo xam ne seen assainissement yu mucc ayib la ñu ngi inondé guddi ak bëccëg mais kenn gisul ñuy génn di taal ay pneu ñuy génn di baare ay autoroute loolu nag yaakaar naa ne c'est venu avec le variant politique bi nga xam ne moom ngeen xam ne yéen ñëpp loolu dafa war a dañ.
Abdou Karim Sall jàpp ni lu ëpp nag daal dee tuuru mu gis ni l'opposition bi warul jëfandikoo nag wàlluk mbënd mi ngir di ci def politique. lépp luy inondation ñu ne état bi mooy responsable loolu dañ ko dul nangu mënul nekk l'état ne peut pas être seul responsable li nga xam ne moom mooy inondation yi état mu ngi def kéemt lay kattanam ci fexe ba saa yu amee inondation mu jàppale nit ñi pour ñu génn ci inondation yi. moom ministre de l'environnement di fàttali ni am na ay jéego yu mag yu nguur gi nag jot a def ci 2012 ak léegi jëm nag ci xeex wàlluk inondation. at yélee ñu weesu avant président Macky Sall di ñëw au pouvoir en 2012 naka la situation Dakar meloon ci wàllu inondation situation boobu dépassé nañ ko bu yàgg mun nañ jox exemple Dalifort mun nañ jox exemple ay quartiers yu mel ni Jidda Caaroy Kaw yoo xam ne liggéey bu am solo def nañ ko foofu Kër Massar ak liggéey bu ñu sumb bu am solo incha allah am nañu yaakaar ne bu liggéey boobu yépp jeexee problème mu Kër Massar dina gën a wàññeeku. Abdou Karim Sall yëkkati nag yile kàddu ci wisit gu mu doon amal te jàmm gën a Sicap Mbao ànde ko nag ak kii di maire de la ville de Pikine di Abdoulaye Timbo ñoom ñaari responsable politique yi yëkkati nag seenuk njàppale di ay matériel de pompage daal di koy jox nag kii di maire bu commune bi di Coumba Ndoffène Fall ndongo ka jàmm gën Sicap Mbao rajo Futur Média. jërëjëf ndongo ñu jàll bu Kër Massar wàllu waame gi ba tey ca xolug waxtaan yëpp moo waral Ligue des jeunes patriotiques bu Sénégal foofee ñoom dal ci kaw kilifa yu nu jàpp ne xamee wunu farataak sunna ci mbir yi ci it yooyu ndaw dàqunu xalaat wàcc ci mbedd yi ci fan wala waxtu yi di ñëw ñu ne RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñaari minute. RFM rajo askan wi. wàllu yoon ak chauffeur camion bu Mali bi nga xamante ni moo defoon accident ca diwaanu Saloum akub taxi fiir taxi ba faat ñeent ci ñi mu yaboon tey tribunal grande instance bu diwaanu Kaolack dina daal di sëgg ci mbiram moom kon dinañu amal ab atteem mu ngi ci kaso bi nag ci wàllu mandat dépôt boobaak léegi ngir ak paate gu mu tayul muy homicide involontaire moom borom camion bi gannaaw accident bu métti boobee ba tey ca Saloum CRD bu nu fa amal démb ci diwaan ga mboole mi yëngu ci wàllu transport seqoon ko dogal yu bari nag jël nañ ko fa ngir indi ak ñoŋal ak ku yoonal ci wàllu dem ak dikku woto yu mag yi di gros porteur ci diwaanu Saloum leerali gouverneur diwaan ba bu Kaolack Alioune Badara Mbengue ak Pape Mbaye Diaw. solution yi mooy lan mooy il faut ñu am ñaari aire stationnement bu loolu weesoo contournement bi nga xam ne ni ku amul soxla Kaolack mën nga fa jaar dem sa yoon bu loolu weesoo nag ñi ngi jeexalee ci li ñu wax régulation maanaam en attendant nan lañ mën a fexe ba raj-rajloo bi camion yi di am pour traverser Kaolack ñu wàññi ko loolu police gendarmerie je crois que daan nañ ci liggéey mais rawatina nag tey jii je crois que am na ay propositions yu ñu ci def. beneen bi mooy ñu fexe ba camion yi nga xam ne en attendant ñooy gaare biir dëkk bi loolu police aussi dina ci indi ay saafara parce que fekkee ne dañuy gaare fu leen neex. mbedd mu leen neex parfois dañuy duy ay carburant loolu dara wóoru ci beneen bi mooy ci biir Kaolack aussi surtout ci RN1 bi ñu defaraat ñu tracé waat signalisation yi nga xam ne nii ci kaw yoon wi lañ koy tracé ak signalisation yi nga xam ne ni tap lu lay doon yooyu yëpp ñu feeñal ko mu leer foo war a daw 20 nga war a fa daw 20 foo war a daw 30 nga daw fa 30 foo war a daw 50 nga daw fa loolu je crois que bu ñu ko defee doo daan yi duñ ko soxla parce que doo daan normalement ci biir dëkk ñu dooru fa daw vitesse bu nga xam ne nii dañ naan soxla nga doo daan wala nga gaañ nit parce que am na vitesse yoo xam ne boo koy daw mais soxla woo doo daan. monsieur le gouverneur Alioune Badara Mbengue bu diwaanu Kaolack diwaanu Tambacounda lu jëm ci wàllu engrais bi mbay mi ak néew gu engrais boobee néew gum ba fii nuy wax ak yéen jamono yi jaaxal baykat yu bari ñi nga xamante ñoo seq projet dundal suuf doon nañ ci amal bëccëgu xalaat ak gëstu ngir wut ca saafara Moussa Oumar Gueye. ci jamono ji nga xam ni seetlu nañu lu jëm ci wàllu engrais triple 15 ak 15 10 10 dafa manqué ñi nga xam ne ñoom ñooy projet dundal suuf ci Tambacounda daal di amal benn ndajem waxtaan Moustapha Lo Samb moo jiite projet dundal suuf fii ci Tamba. d'abord ci état bi wax nañ état bi ne ko notification yi lu mu gën a mën a gaaw ci au niveau des opérateurs économiques mu gën ndax ñoom ñu mën a teel a def seen démarche ci banques yi leneen tamit li nga xam dañ ko recommander état bi. mooy opérateur bi comme que moom chaque année la ko état bi jox contrat moom il faut mu xaar ba contrat bi ñu signé ko rek mu soog a def ay jéego waaye su fekkoon contrat bi dafa nekk sur 2 ans 3 ans moom dina am temps wu xam ni déwénkat moom fii moo fi war a joxe engrais mu teel a jël ay matuwaayam ba mën faa
joxe engrais. ki ñu denk lépp lu jëm ci wàllu mbay mi ak gàncax gi muy saadali bu DRDR moom nag mi ngi dalal xel yi yeneen xeetu engrais yi daanaka lu ci bëri dugg na ci diiwaan bi waaye nag itam bëgg na ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum engrais yi ñoom itam ñu daal di soppi doxalin. nan lay mën a def stockam de sécurité tey buñ ne ne junni tonne nga war a indi chaque année état daf lay jox junni tonne nan ngay def ba nga xam ne au moins war nga yore juróomi téeméeri tonnes yoo xam ne yaa ngi ko denc engrais gerte moom jot nañ lépp ba war a jot parce que presque ñaari junni tonnes yëpp jot nañ ko urée bi rek moo xaw a sooxee tuuti. waa DRDR ak yeneen i techniciens yi yëngu ci wàllu mbay mi projet yeeg programme yi ni danañu amal tukkib nemmeeku nag daal di dem ci mboole département yi Bakel Goudiri Tamba ak Koupantoum li nga xam ne nag moo nar a nekk toftal ci tournée bi nga xam ne jëwriñ bi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu mbay mi di Moussa Baldé jotoon na ko tàmbali Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. Moussa jërëjëf ñu del si Ndakaaru waxtaanee étudiant ci wàllu wér-gu-yaram wala étudiant yëpp ci wàllu li nga xamante ni mooy daara yu kawe yi ñenn ci daal di yóbbu ci privé gi dañ leen a génne ci yooyu daara ndax ñàkkum payu état Sénégal diggam ak yooyu daara ñi ci yëngu ci wàllu santé nag yëglu démb ndax dàq gi bu nu sañoon état bi fay bor bi lu ko mooy dàqunu xalaatu dem toogaanu ñu ne ministère enseignement supérieur Oumar Mbow. lu mu gis après boobaa na xam ne moom moo ko liggéey. ci ñooñee lay étudiant yi ñuy tàggat ci wàllum wér-gu-yaram yu nekk ca école Mame Diarra Bousso di wone seeni nakar waaye it di déclarer guerre jëwriñ bu ñu dénk njàng mi ak njàngale mi Ibrahima Ndiaye mi yore woon seeni kàddu. état bi engagement bi nga xam jëloon na ko ak école privée yi gis nañ ne wax dëgg fa la respecté wul si dara ndax yow mënoo orienté étudiant si établissement privé ba pare da ngaa war a fay par mois chaque fin du mois léegi nag directeur école dem nañ ba xam ne état bi loolu noonu defatu si dara 2 ans ngi nii fayuñ leen te ñi ñuy jox xam-xam il faut que état bi fayee ba pare vraiment situation bi métti na trop dem na ba tey étudiants yëpp a yaa ngi gis li ngay cours bi ngay gis yëpp ay étudiants la xamuñ fan lañ jëm. ngir nag jël rek li nga xamante ni jàpp nañ ne ñoom ñoo ko moom di seen àq ak yelleef yi les étudiants ne pare nañ ba ñun ci sax déplacer ay montagnes ngir jot ko. actuellement nii faaleeguñu mais dinañu faale bu soobee yàlla su may bone bii mooy suñu dernier avertissement bu réagir vraiment on va passer à la vitesse supérieure ndaxte ñun suñu moroomi étudiants yi li ñuy def daxuñu ko état wu Sénégal seetlu nañ loo xam ni tant que étudiants yi defuñu ko rek wàccul ci mbedd mi taal wala toj ay kii duñ xam ne étudiant bi dara métti na ko wala def ay grève de la faim te bu soobee te ñun loolu pare nañ pour def ko.